sant maa ngi tudd Abdourahmane Gueye jógee Saint-Louis ànd ak samay kilifa yoo xamante ni ñi fi teew jiital ma pour ma wax ndax dañoo àndoon ñun ñëpp doon liggéey avant forum bi di tàmbali ci li ñuy wax les pré-forums régionaux maanaam ñuy préparer forum bi pour ñoo indi suñu wàll ci ni mu war a tëddee ci semaine bi. loolu nag dafa fekk ne dafa am liggéey bu ñuy def ñun ARD yi ñu ciy ànd di ci lëkkaloo ndax ñoo bokk mission ñoo bokk objectif liggéey boobu ñuy liggéey nag ci gox yi ñu ngi ciy ànd toujours ak sunu naataangoo service technique ndax ñaari entité yëpp nguur gi moo la fi teg dafa fekk ne service technique yi ñoom ministères yi la ñuy représenté ngir politique bu nguur gi teg ñu mën koo doxal ñun tamit politique bu nguur gi teg ci gox-goxaat yi dafa nañu yéenay jàppale collectivité kon ñun ak ñoom ñooy ànd toujours pour xeex li nga xamante ni moom mooy ndóol ci gox-goxaat yi ndóol nag ci gox-goxaat yi tey jii li ñu daje dafa am benn pàcc ci loolu lu ñu fi dajale muy ndox nag ak aussi assainissement ngeen baal ma waxuma ci lu bari mais wax naa ci parce que tout simplement dëkk yi ci àll bi maanaam ñi nekk ci village yi ñooñu mbir mi ñoom la gën a sonal mbirum ñàkkum ndox mi ak mbirum ñàkkum gaanuwaay yi ak yu demee am na nag beneen assainissement boo xamante ni mooy dawal ndoxu taw yeeg ndox yi nga xamante ni moo génn ci gaanuwaay mais loolu ci ville yi lay gën a bari maanaam communes yu mag yi. alors soo jëlee Sénégal gi yëpp da ngay gis ne dëkk yi ci gox-goxaat yi ñoom la mbir mi gën a laaj ñun ñii fa nekk dañuy gis ay xale ak ay jigéen yoo xamante ni dañuy jël charrette wala ñuy dox lu tolloog ay juróomi kilomètres jàpp juróom-ñetti kilomètres di wuti ndox pour dellusi alors ndox boobu ñuy wuti ndoxum naan la kon jot na tey ñun ñëpp ñu waxtaan ci loolu je pense que lii ñu dajale tey comme dañu tuddee forum la buy indi ay saafara te président de la république bi mu wax ci discours am wax na ne war nañ xeex ba ndox kenn dootu ko jàmbat kon laaj na tey ñu fexe ba solution boobu maanaam saafara boobu ñu fexe génn ko tey ba pare nag teg ci ay jéego jëfe ko alors ci loolu ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci gox-goxaat yi ñu koy wax territoire yi ARD yi muy agence régionale de développement yi nga xamante ni ñoom ñooy jàppale collectivité territoriale ci ay projet ak ay programme la ñuy sukkandiku ginnaaw bi nguur gi defee lu bare loo xamante ni vraiment lu ñëpp rafetlu la gis nañ ko ci ay programme boo jëlee PUDC boo jëlee le PUMA am na benn programme bu ñuy wax PNDL ak yeneen programme nguur gi yoo xamante ni ñi ngi def ay jéego yu mag mais mbir mi nag dafa bari doole parce que ñàkk ci boppam moo bari doole soo jàkkaarloowee nag ak lu bari doole soo koy xeex da nga ciy lëkkaloo ak ñoo xamante ni ñi ngi ci biir tasaaroo ci biir ñooñu nag ñooy ñun ñu ngi ci biir zone yi di jàppale collectivités yi ñoom tamit ñuy am ay partenaires yoo xam ne dañuy jóge bitim réew ànd ci ak directeur d'ARD ñuy dem di def ay démarches di indi ay financement yooyu bokk na ci ay forages yu ñuy defar ay dëkk yoo xamante ni amul robinet am na ay dëkk yoo xamante ni dañuy nekk 5 kilomètres collectivité territoriale bi fexe ba am partenaire wala mu mottali ko ci budget xëcc 5 kilomètres pour jox village ndox am na ci ay écoles yoo xamante ni bari na ci Sénégal amuñu ndox te loolu tamit collectivité territoriale saa boo yéene seen ay budget ñi ngi ciy indi ay saafara te seen partenaire di leen ci jàppale te saafara yooyu yëpp ba biñ koy doxal ba fa muy yem ARD moo leen di accompagner ci projet yooyu pour ñu réaliser ko loolu nag lan lay wane day wane ni gox-goxaat yi tey dafa laaj nguur gi expérience yooyu ñu am bay saafara ñi nga xamante ni ku ci nekk ka la jege nga saafara ko yaakaar naa ne tey war nañu wax ne loolu mooy arme bi gën a taxaw tey pour ñu mën a xeex loolu président wax arme boobu mooy lan mooy ñooñu ñu dooleel leen gën leen dolli responsabilité maanaam compétence ndox bi maanaam ndox bi comme ni ñu transféré juróom-ñeenti compétence tey jii bisu ndox la kon ñu wax ne tey ndox war nañ koo jébbal collectivité territoriale war ñu am lu leen ci jox di ko def ndànk-ndànk ndax ñoom déjà seen loxo ngi ci biir alors seen loxo ngi ci biir boobu nag ñenn ñi dañ koy wax mbirum compétence transférée alors que code bi am na fu mu waxee ne gox-goxaat yi ñañu fal lépp lu jëm ci mbirum koom-koom lu jëm ci mbirum nekkin lu jëm ci mbirum li wër àllam bi tey ñoŋal dundu ña fa nekk élu bi maire bi ak équipe am war nañ ci def seen loxo kon kooku bàyyiwul dara loolu moo gën a waral collectivités yi territoriales di def seen loxo ci mbir mi kon nag tey jii laaj na ñu gën leen dooleel ci loolu
loolu nag ci mbirum ndox mi ñuy naan la ak sellal bi nga xamante ni war nañ koo def maanaam gaanuwaay yeeg yi ci école yeeg yu mel noonu mais boo jàllee ci ndoxum naan nga xamante ni manqué na nga dem ci ndox mi nga xamante ni dañ ko war a jëfandikoo ngir yokk koom-koom bi muy mbay mi tey jii Sénégal dëkku bay la mais exemple bi ma ciy joxe rek mooy demal Ndar zone nord nga wàllu jàll Louga laal Matam am na fa fleuve Sénégal nga xamante ni tey jii lii dundal Sénégal ci lu ëpp loolu wàll bi mu ci indi am na solo ndax Lac de Guiers déjà bu ngeen fàttali ko ndoxam mooy am na ci partie boo xamante ni mooy jox Ndakaaru lu ñu naan fii ñu nekk nii ci Dakar région de Dakar. alors soo demee également ci li ñuy wax le barrage de Diama ñu defar ko pour que xorom bi yéeg ci tool yi bañ fa mën a yéeg barrage boobu léeg-léeg dañ koy tijji ndox bi jógee ci dex gi fa mu tàmbalee li ci bari day dem ci géej gi borom xam-xam yi bi ñu ko xaymaa wax nañ ne toll na ci fukki milliards ak benn loolu rek buñ ko mënoon a dugal ci biir suufu mbay yi mu jàll ba Louga waxoon nañ fi vallée fossile à travers le Lac de Guiers loolu dina nekk loo xamante ni tey jii dina am solo loolu te mbay moomu su doxee comme problème mu ndóol la ñuy wax ak sécurité alimentaire jàpp emploi ñetti problème bi yëpp dinañ ko ci mën a fekk soo jàllee ci mbirum càmm élevage nekk nañ tamit réew moo xam ne élevage am na fi doole mais élevage bi ñaari jafe-jafe la am lu ñu dundalee jur gi moo waral des fois ñuy màng wala tamit ñu am ndox bu ñu jox seen jur mais ñaar yëpp su ndox baree rek saafara bi am bu njëkk bi comme am nañu ay déeg ak zone yooyu ma wax je pense que bu ñu jàllee leen ndox bi jëlee ko ci waalo bi maanaam ci fleuve bi seet zone yi ma amoon ñu dolli leen loolu mën na dimbali sàmmkat yi soo jëlee forage am na dëkk yoo xam nag mënoo def transfert li nga mën a def mooy ndox bi Sénégal am te mu nekk ci biir suuf si ndox boobu ñu jëm koo valoriser pour que sàmmkat yi aussi mën a gis seen bopp ci mbir mi soo jëlee li ñuy dundee muy forage bi loolu tamit ndoxu taw lañ koy yaakaare ci yenn zone yi kon boog su fekkoon ne xëcc nañu ndox mi ci yenn zone yoo xam ni sàmmkat ya fa ne dina leen mën a dimbali ci lu ñu dundalee seen jur yi boo jàllee ci mbirum napp gi même chose am na yu bari yi ciy def mais am na benn mbir buñ ci seetlu tamit boo xamante ni lu jar a bàyyi xel la mooy ñi nga xamante ni suñuy déplacé wu sur le plan transport ci dex gi lañ koy mën a defee bari na ci ay zones yoo xamante ni la plupart du temps ndoxum dex moom la ñuy jàllee pour mën a dem diggante dëkk ak dëkk lu mel noonu aussi jar na bàyyi xel gën ko doole am na nag yoo xamante ni xëy na temps bi moo ñu ko may loo xam ne yu bari yu aju ci ndox am na ay cosaan mbirum culture am na aussi lu ñuy wax les zones humides boo jëlee parcs yi réserves yi forêt yi nga xamante ne mi ngi ci gox-goxaat yi yooyu yëpp ay picc di jóge Europe di ñëw pour nen si fi am ay doom yooyu yëpp am na fi ci yenn zone yi soo jëlee mbirum xorom si nga dem zone centre mel ni Sine Saloum nga dem Ndar fu ñuy wax Gànjool da ngay fekk xorom su bare soo xamante ni ndox mi ànd ak géej gi moo ñëw delluwaat ñu mën koo récolter di ko jaay te ay jigéen di ko liggéey di jaay donc yooyu yëpp nekk na loo xamante ni daf leen di war ne ci territoire yi ñu nekk ñun maîtriser nañu xam nañu lépp la fa nekk loo xamante ni suñ ko valoriser jox ko àqam jox ko gëddam ña fa nekk ñu jox leen moyen responsabiliser leen li nga xamante ni moom mooy xeex ndóol ci Sénégal waxuma ne dina teew suba mais dina gën a gaaw ci jéego su nekkee ne dañ koo garder au niveau central di ko fi gérer kon tey jii dañuy profité ci occasion bi pour wax autorité Sénégal yi que ñun ñi nekk ci territoire yi ñu ngi leen di leeral ne ni ñu xamee territoire yi ak ni ñu maîtriser la fa nekk ci ay information ni nga xamante ni am nañ ko ci ay expérience ba mën a dérouler ginnaaw bi ñu defee ay jéego ak collectivités yi tey jii jot na ñu gën ñu dooleel ñun ak service technique yi fa nekk ak collectivités territoriales yi collectivités yi tam ñu gën leen responsabiliser à travers le transfert de la compétence eau wala ñu jox leen ay responsabilités yu gën a am doole pour ñu gën a am taxawaay parce que ñoom ñoo gën a jege askan wi ci gox-goxaan yi maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf.